be mbenyo karandela no nyami mbenyo dema no la nyami nganda molu dema nganda molu sementuya isaje na molu yakeno kilinti na adolu nge balundino nga firolu chokindino isaje na molu be sen na faso no wokono nyami amunta wo dalilo le yatina nga société lo o nga association lo ga fomi foni combo meyo la association njikita ñina mu foloti ñen tunnoto africa mu me be kono waram west africa mu me kono mi ala be ñinke ka bayri ni ajibe west africa ila kafo kamin fo ECOWAS bankolo ila hamen ko yemi tandi la buku bato ila traité to min sign ko ila ftale ECOWAS dingolu fen kana tare lori ñaato min batindele ite futano la ñola ite firolu la dagasul te futano la ñola ECOWAS be ke bakilim fakilim de bayri ni ajibe Gambia ne Senegal mo kilinde tubabol le nke Senegal de tubabol le nke Gambia bar janni tol kana namol be mu kilimolati anno hanim bi nka kan kilimol le nka suwa kan le fo nka manne ka kan le fo nka jola kan le fo ka serer kan le fo nka fula kan le fo bar tubabol le nate France kan ni angale kan futan bi nin do France kan fo buka moy nin do angale kan fo buka moy bar ni ngon nak kan le fo nka moy le so bar ni tata jibe ni be Gambia commune de fon kunno ni akorosi meta Gambia baake bari kafunde meta kafunde dome la bari ndana man futa ja andu mo jama la be Gambia ni ajam bu ko wutuno ngataram mi la le kafunde be Senegal len dol be Gambia so ninga mira tane na ko ko la doron bomba do si bari ninga ning association si faso ngana karam to dinnolu chokindi ya date kabri dinning e kafuta nyola ngana molu firolu dulal deda mol kafuta nyola ka firo ke nyola ibajala ni mobe Gambia na alafta tala bay ngola asafu non ma do ngata kafunte ata mena la fo kafunde be la jam balto bare asafu ko kafunde manke la jante kafunde mu yalati jululu wonyom binjono wonyom ziganso wonyom kanilla wonyom buyam wonyom avec la coulée de bien longo kabrim badar la lu nen duwata len ko nzefuta bi andum bim fotata bi be ala tent la wala bagam be duwala fo asirwa baga na hamen ku jamal min soto wol be se keno nyami mo be be ala baga be kuma kan danna wodo so legi aramat suma mbokki degul kati wolof lima buga man suma turbi Yankuba Dabo Gambia joge man may president o chairman si tunne Brikama si Gambi tunne bobu moy lunde to the West Coast region si Gambi ñun suñ tunne bi ñoo c'est frontière ak tunne Foni si bori Sénégal so loolu moo tax ñun tunde yi au communauté yi yoo xam ne ñoo seya border bi ñoo amoon réunion si jululu nawet bu passé ni and then ñu bokkal xalaat yi ñu ne ñun ñooy benn nit benn xeet benn nationalité tubaab yi ñoo indil faram-fàcce so ñu ne nañ xalaat lu ñu mun a jàpp suñ état yi suñ nguur yi pour ñu make sure ne ECOWAS luñ buggee pour mu xam si tunde ECOWAS au CEDEAO region bi pour ñun ñu mun a dëgëral ko ñu mun a raxatal ko loolu moo indil kuréel bu ñu tuddaa Foni Kombo Mayors Association bi dañ amoon réunion Jululu am réunion Brikama tey ñu ngi am réunion Kafunti tey mooy suma première fois maa ngi ñëw Kafunti so da ngaa gis ne kuréel bi am na njëriñ bu am na solo bu rëy bi ko su nekkutoon kuréel boobu
xëj na balaa ma ñëw Kafountine dina yàgg wante di nga gis ne man léegi ubbi naa yoon nit yu bëri yu nekk Gambie yoo xam ne ñoom dañ dee dégg Kafountine de foog ne Kafountine sori na ñoom suñ gisee seen chairman si Kafountine bi xëy na ñoom tamit ñu curieux ñu ne damaa dem Kafountine ëllëg loolu lañ bugga nit yu nekk Kafountine tamit suñ gisee chairman Brikama tey ñu wax ne fan la Brikama nekk wante Brikama warut a sol de because seen chairman bi dafa ñëwoon Kafountine keroog gis naa ko si télé bi so dañ bugga pour suñ nit yi xam ne am nañ ñun gars yu nekk si beneen side of the border yu nekk si Gambie nekkul yoo xam ne ay foreigners lañ waa dëkkandoor lañ waa Kafountine lañ waa Jululu lañ waa Bignona lañ waa Ziguinchor lañ waa Sénégal lañ yu nekk Gambie tamit ñu xam ne loolu nit yu nekk si other side of the border bi ñoom tamit waa Gambien lañ ñun ñooy benn nit ñun ñoo bokka ndey ak baay so lu bëri la ñu war a def so loolu moo tax kuréel bi taxaw pour gis ne ñu def luñ mun a def pour make sure ne ñu génnal faram-fàcce boo xam ne anglais ak français yi ñoo indi si suñ diggante bi so xëj na mais aussi bu ma am fii suma xarit leen suma liggéeykat leen suma dëkkandoor leen ànd na ñu ngee def ndànk wante xam naa ne léegi tey ñu achieve luñ bugga incha allah so bugga nañ yéen ñëpp ngeen jàppañu yéen ñëpp ngeen dooleel ñu yéen ñëpp ngeen support leen ñu incha allah ba ñu egga foofu ba ñun ñëpp ñu gis ne Gambie ak Sénégal benn la benn nit la kenn mënul koo xar ñaar. léegi dañuy may président conseil ak chairman ñu lire déclaration bi nga xam ne moom du Sékou là à niveau. Sékou, regarde bien, ce sont tes... Allez, c'est ton document là. Non, mais ça c'est pour... Ah, je vous dis, ça c'est pas comme regarde bien les pages. C'est écrit en anglais et en français. Mon day lire anglais, mon lire français. C'est bien. Place kii ñëw toog n'est-ce pas? ok. mu lire en anglais après. après mu lire waaw English waaw lépp ci anglais après yéen wéccoo toog man lire sa waaw anglais. anglais yëpp. Act declaring manifesto preamble. As part of its mission, IOM and FAO jointly organized a capacity building training in agriculture and livestock in May 2024 in Jululu, Senegal, in which elected authorities from Senegal and the Gambia took part. In order to sustain such cross-border activities, it was agreed to hold a meeting between the leaders of the local authorities and border councillors between the Gambia and Senegal, the traditional territories of Fonyi and Kombo, with the facilitation of the Association for the Support of Peace Development Initiative, ASAP. Mayors of local authorities from Senegal and the Gambia met in Jululu on July 16, 2024 to discuss the possibility of collaboration on common issues. For the Republic of Senegal,
These are the territorial collectivities of the Department of Bignona, bordering the western part of the Republic of the Gambia, corresponding to the Brikama region. These territorial collectivities, known by the traditional name of Fonyi, are made up of 4 communities of the district of Sinjang, Ulampan, Jibijon, Suel, and Sinjang, and the 4 communities of the district of Kafountine, Kataba, Jululu, and Jinaki. For the Gambia, it is the Brikama Regional Council plus the 9 border communities, which are Fonyi Jaro, Fonyi Bondali, Fonyi Kansala, Fonyi Bintang, Fonyi Berefet, Kombo East, Kombo Central, Kombo South, and Kombo North, which is the area of the Gambia traditional called Kombo Fonyi. Considering the fundamental principles of ECOWAS Charter, including the promotion and strengthening of good neighborly relations, active cooperation among neighboring countries, and the promotion of a peaceful environment as a prerequisite for economic development. Considering the consubstantial nature of the ties that unite the neighboring peoples located along the border between the Gambia and Senegal, inextricably linked by history, geography, culture, and common aspirations, the foundation of a vision widely shared by their rulers. Considering the many challenges facing the communities of the territories concerned, which are environmental protection and management of natural resources, peace, security, and cross-border social cohesion, economic development, health and population mobility, the fight against poverty, cross-border delinquency, access to water and sanitation, basic infrastructure, etc. Considering the socio-economic opportunities offered by the local, community, or international environment marked by the calming of the climate, we, the undersigned, demonstrate our common will to set up a cooperation organization bringing together the territorial border communities between Senegal and the Gambia. Signatories of this manifesto according to the defined criteria with a view to providing for the development and fulfillment of the communities of Fonyi Kombo. We commit to a massive and popular mobilization of communities in support of these hopeful activities, and Senegal community, international civil organizations, and associations in line with the strategic orientation of the 2 states in terms of cooperation and local development. Finally, we seek the accompanying and advisory support of the administrative authorities in relation to our strong attachment to Republican values and our adherence to the public policies in force in the Gambia and Senegal, with the aim of offering as a model of cooperation and integration a loudly demanded ECOWAS of the people called Fonyi Kombo. Done in Jululung, July 16, 2024. Bien, donc je vais devoir lire le manifeste qui a été signé par les différentes parties. Acte portant déclaration de manifeste. Préambule. Dans le cadre de ces missions, l'OIM et l'AFO ont conjointement organisé en mai 2024 à Djoulou, au Sénégal, une formation en renforcement de capacités en agriculture et en élevage à laquelle ont pris part
des autorités élues du Sénégal et de la Gambie. Afin de pérenniser de telles activités transfrontalières, il est convenu la tenue d'une rencontre entre les dirigeants des collectivités territoriales et consulés, frontaliers entre la Gambie et le Sénégal, des territoires traditionnels du Foni et du Congo. Avec la facilitation de l'association d'appui aux initiatives de paix et de développement ASAPI, des maires des collectivités territoriales du Sénégal et de la Gambie, des dites collectivités territoriales, se sont réunis à Djouloulou le 16 juillet 2024 pour échanger sur une possibilité de collaboration. Il s'agit des collectivités territoriales du département de Bignona, frontalière avec la partie ouest de la République de la Gambie, correspondant à la région de Brikama. Ces collectivités territoriales, connues sous l'appellation traditionnelle du Foni, sont constituées des 4 communes de l'arrondissement de Sindian, Oulampan, Djibidjon, Souel et Sindian, et les 4 communes de l'arrondissement de Kataba 1, Kafountine, Kataba, Djouloulou et Dinaki. Pour la Gambie, il s'agit du conseil régional de Brikama plus les 9 communes frontalières. Foni Diaron, Foni Bondali, Foni Kansala, Foni Bintan, Foni Barefe, Kombo Est, Kombo Central, Kombo South et Kombo Nord, qui la frontière de la Gambie traditionnelle appelée Kombo. Déclaration de manifeste. Considérant les principes fondamentaux de la charte de la CEDEAO, notamment la promotion et le renforcement des relations de bon voisinage, la coopération active entre pays voisins et la promotion d'un environnement pacifique comme préalable au développement économique. Considérant la nature consubstantielle des liens qui unissent les peuples voisins situés le long de la frontière entre la Gambie et le Sénégal, inextricablement liés par l'histoire, la géographie, la culture et les aspirations communes, fondement d'une vision largement partagée par leurs gouvernants. Considérant les nombreux défis qui se dressent devant les communautés des territoires concernés, qui ont pour nom protection de l'environnement et gestion des ressources naturelles, paix, sécurité et cohésion sociale transfrontalière, développement économique, santé et population, mobilité, lutte contre la pauvreté, délinquance transfrontalière, accès à l'eau et à l'assainissement, infrastructures de base, etc. Considérant les opportunités socio-économiques offertes par l'environnement local, communautaire ou international, marqué par l'apaisement du climat social et sécuritaire, la volonté affichée d'une gestion transparente, efficace, efficiente et inclusive des collectivités territoriales, nous sous-signons, manifestons notre volonté commune à mettre en place une organisation de coopération regroupant les collectivités territoriales frontalières entre le Sénégal et la Gambie, signataires de ce manifeste, suivant les critères définis en vue de promouvoir au développement et à l'épanouissement des communautés du Foni-Kombo. Engageons-nous à asseoir une mobilisation massive et populaire des communautés en soutien à cette initiative porteuse d'espoir. Du Gambie et du Sénégal, les organisations communautaires internationales et de la société civile et les associations en cohérence avec les orientations stratégiques des 2 États en matière de coopération et de développement local. Sollicitons enfin l'accompagnement et l'appui conseil des autorités administratives en rapport avec notre attachement affirmé aux valeurs républicaines et notre adhésion aux politiques publiques en vigueur en Gambie et au Sénégal, dans le but d'offrir un modèle de coopération et d'intégration une CEDEAO des peuples réclamée, dénommée
Fouillicom, fait à Djoulou le 16 juillet 2021. Il faut le mettre. Merci. Merci.